asalaamaaleykum wa rahmatulah suñ mbokk te internet yi safoo di seetaan seen bi di Global Pro boo leen ñu gisee tey nag ñu ngi fii nii suñ seen émission bu bees émission bi nag ñu tuddee ko le banc des coachs le banc des coachs boo ko déggee émission bi fas yéene naa dalal ndaanaan boo gis muy sport bi général moom la ñuy laal muy làmb di rugby di basket di football tey nag ñu toog ak ki nga xamante ni muy coach bu mag ñu xam ko fii si Thiès kenn dootu ko présenté muy coach avenir di wuyoo si turu Alaaji Bécaye coach Bécaye Ndiaye waaye tey lu ñuy def rek mooy bàyyi ko mu nuyoo saafuwante ak suñu mbokk internet yi sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di am kontaante lool ci invitation bi vraiment lii moom am na solo waaw surtout comme man ngeen njëkk invité moom yaakaar naa ni maa ngi ñaan daal affaire bi jëm si kanam daal macha allah. waaw tey gis ngeen ñu ngi fii nii suñ première émission ñu dalal ki nga xamante ni kàngam la ci football formé équipe bi nga xamante ni moom mooy avenir bu Médina Fall formé ay joueurs internationaux li ñu koy wax rek moom mooy Bécaye tey bu ñu bëggoon xam kan mooy Bécaye ñi la xamul am na xam nañ ni sax ñëpp xam nañ la mais pour mu gën a leer kan mooy Bécaye. waaw mais Bécaye de moom xam naa benn taalibe la rek boo xam ni mën naa ni su ma nee taalibe la mooy nitu daara la. parce que man ku ma xam ma ci daara. actuellement nii dama am naa sax arab boo xamante ni fa la xale yi di jàngi alxuraan. mais yàlla moom ma bon jaarale si yoon bi. muy yoonu sport. yoonu football. bon ba tey yàlla def li fi ñu jaar la yëpp daal ñu jaar fa. waaw di nekk nit koo xam tamit nag vraiment nit ku simple rek koo xamante ni moom bon nit ñi daal ñoo ko gënal boppam daal. noonu laa ko mën a waxee daal. waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax si tontu bi Bécaye tey nga nekk coach su avenir bu Médina Fall di doon équipe bu mag équipe boo xam ne coupe boo mës a dégg rek avenir jël na ko te sa loxo la ko jëlee tey ban année lañ mën a jàpp ne moom nga dalal di téye équipe bi nga xamante ni moom mooy avenir. waaw avenir équipe la boo xam ni mën naa ni équipe bu ndaw la mais équipe bu mag la. sa avenir ñu ngi créé 2002. 2002 la ñu créé. mais ci 2002 bi ci boppam. ci la ñu jëlee final zonal. muy première année. muy première année avenir nekk man sama première année senior. nekk première année xale yi ma yoroon senior. nekk première année dirigeant yi fa nekkoon senior. yàlla may ñu jël final zonal. may ñu tamit ñu dem ba demi final départemental. après foofu la ñu toogee première année bi. voilà sa première année tey nga jékki-jékki rek jël équipe bi. muy en 2002. ku wax 2002 ba 2022 ça fait 20 ans. yoo xamante ne yore nga ko équipe bi nga xamante ne moom mooy avenir. sa premier kii nii nga dem final zonal yaakaar naa yéen a remporté coupe bi. keroog jour boobu noonu nga sa première fois nga remporté coupe. surtout phase zonale. ngay doog a débuté. keroog jour boobu ban yëg-yëg nga am. waaw boobu am naa kontante et puis amoon naa benn rêve boo xam ni mën naa ni bis boobu laa xam ni mën naa dem fi ma bëgg a dem. réaliser nga rêve. waaw réaliser naa ko wala boog dinaa ko réaliser. parce que boobu yoroon naa ay xale yoo xam ne maa leen tàggatal sama bopp ba ñu nekk senior. maa leen yore minime cadet ba senior. yàlla def xale yooyu ñoo génne. équipe bu foyer des jeunes de Médina Fall. ñëw avenir première année. xale yooyu remporté coupe zonale bi. waaw vraiment mu nekkoon loo xam ne tamit lu ma marqué la ci sama vie daal. keroog population Médina Fall nuñ la taxawoo keroog. bon ndax ku wax Médina Fall xam ne dañoo bëgg ambiance. waaw rawatina nag ñu jël coupe bi nga xamante ne moom mooy phase zonale. voilà surtout période boobu nga xam ni Médina Fall ñu ngi doon yàgg a wër zonal mosu ñu ko am. zonal bi kenn mosu ko fa gagné période boobu noonu. yàlla def ma ñëw rek ci dimbalu suñu borom. ak taxawaayu sama dirigeant yi ak quartier bi. vraiment ñu jël coupe bi vraiment loolu nekkoon na loo xam ni. bon ñëpp ci kontaan nañu Médina Fall ñëpp a doon génn. amul mag amul ndaw ñëpp ay génn Médina Fall bi yëpp nag. foyer Renaissance. avenir ñëpp ñoo mujj nekk benn. ngir mbégte boobu nga xam ne am nañ ko daal. te ndam boobu. waaw ba léegi rek ñu fàttali leen ne yéen a ngi si scène bi nga xamante moom mooy Global Pro ñu nekk si émission le banc des coachs ñu dalal coach bu mag
expert ki nga xamante ne ci football la nekk coach su avenir bu Medina Fall fii nii si Thiès yóbbu na Medina Fall nee na première année bi nga xamante ne moom la jël équipe bu Medina Fall bi en 2002 ci équipe bu avenir bi ci Medina Fall en 2002 ci la remporté li nga xamante ne moom mooy phase zonale waaw coach ku wax coach xam ne am na parcours. ku wax coach xam ne am na parcours bu mu jaar ak équipe am depuis 2002 ba léegi bu ñu bëggee xam sa parcours. waaw sama parcours depuis 2002 ba léegi bon am naa ay jaar-jaar nag. metti difficile sax. parce que li gën a metti mooy nga yor équipe. amoo moyen. surtout loolu. avenir amul woon moyen. bon man tamit amuma woon ay moyens. mais yàlla suñu borom dimbali na ma ba avenir boobu ma yoroon xale yooyu ma yoroon noonu tey. réaliser naa ci ay professionnels mën naa ci lim Ibrahima Touré. mën naa ci lim Issa Ndoye. mën naa ci lim ci période boobu. Ousseynou Ba Doudou Gueye. mooy ci période avenir boobu. mën naa ci lim Cheikh kii Ndoura. Ndoura mën naa ci lim par exemple Ndoura ak Massène Seye. ñooñu ñëpp génn nañ ci même génération avenir boobu noonu laax de première année bi ñooñu ñëpp ci lañ génn dem extérieur. bon après deuxième année bi ñu avancé jouer ba ñu ci kanam. bon beneen génération bi bu ñu ñëwee. bon am naa fa ay joueurs yu voyagé mais yàlla deful seen affaire mujjee antu daal. mais troisième génération bi. ci la am naa ci par exemple Ousseynou Dabo. bu Valenciennes am naa ci Khadim Rassoul joueur. Ousseynou Dabo mi nekk Valenciennes. waaw bi nekk Valenciennes. Khadim Rassoul joueur bi tey bi nekk Atenas. Ousseynou Boy da si jógee Ndar fekk si ñu. dafay ñun 2 ans yàlla def mu génne mooy nekk Ajaccio. vraiment mu nekk parcours boo xam ni. parcours bu am importance la même ay Fallou Kébé bu nekk Italie. ak yeneen booy yoo xam ne tey ñu ngi joué ci championnat Sénégal bi. nekk ay ndaanaan. par exemple mën naa ci lim Abdoulaye Diop mën naa ci bu nekk actuellement. Teungueth FC. mën naa ci lim Youssou Diop bi nekkoon ñaari tali capitaine. mën naa ci lim Ahmed Sissoko nekkoon na ñaari tali. mën naa ci lim Assane bari nañu ay joueurs yoo xam ne actuellement. say loxo lañ jaar vraiment samay loxo lañ jaar. macha allah tey ñoo ngi si championnat Sénégal bi di jouer ñii ñoo ngi extérieur ba moment bii nii. ak équipe nationale en même temps. tey équipe nationale bëri naa fa ay ñoo xamante ni vraiment li ma am si joueur jaar équipe nationale man mat nañu 15. mat nañu 15 li nga fi lim moom ëpp na 15 sax. def nañu junior senior am na ëpp na 15 est-ce que matul 20. macha allah xam ñoom ñëpp jaar nañu équipe nationale vraiment. ñoom ñëpp xam ne sa loxo nañu ñenn ñi sa loxo la ñu jaar wax ak yow. maa ngi am ay joueurs yu voyagé partout ay Habib Sarr Khadim bëri na ay joueurs actuellement yu nekk tamit biir France Italie tout ça booy ñu ngi fépp macha allah dégg ngeen li mu wax. kon coach bi doon na coach boo xam ne foo natt capacité am rek weesu na ko. parce que coach yi bëri nañ Sénégal mais parcours bi mu ñu limal nii ak joueurs yi nga xam ne formé na leen. ñu nekk international. daanaka boo koy lim si dëkk bi tey motuñu 5. léegi dañ lay laajte rek ndax affaire bi maanaam tey ñu ñëw tey sa joueur dem extérieur. football yi loolu manquement boobu noonu ngay am. ndax pour nga gaaw a remplir puis vide boobu noonu. day xaw a difficile ñoom bi ñu demee yow sa taxawaay ci avenir. bon bi ñu demee dama continuer rek. même fi ma tegoon sama tànk fa laa teg sama tànk. ba tey jii may wax ak yow. amul benn moment boo xam ne man damay découragé. wala damay tay wala damay bàyyi. ba sànq nii si entraînement laa jógee. parce que man loolu laa xam formé. di ànd ak yow nag man du ma formé rek saa mi bàyyi noonu. man damay ànd ak yow ba keroog ngay teg sa biir nga signé. damay ànd ak ñoom ñëpp. moo tax li gën a jafe ci àdduna. mooy temps. te man temps laa leen jox bu bëri man mën naa ni sama vie yëpp dama ko sacrifié ngir xale yooyu. mais tamit tey alhamdulilah parce que tey. ñoo ngi dimbali seen i waajur. ñoo ngi dimbali seen i mbokk ñoo ngi def yeneen ak leneen daal yoo xamante ni tey xëy na bu ñu jaar woon
peut-être yàlla boole na ma ak ñoom ba ñu jaar ci man bu ñu jaarul ci man mën nañu jaar ci ñeneen yàlla man la leen jaarale kon ma sant ko suñu borom daal waaw loolu daal laa amoon suñu waaw léegi dégg ngeen coach ba léegi nag ñu ngi si émission bi nga xamante ni moom mooy le banc des coachs ñu dalal coach bu mag koo xamante ne nii ndaanaan la ci football rawatina fii si Thiès yore équipe bi nga xamante ni moom mooy avenir bu Thiès dëkk fi nga xamante ni moom mooy Medina Fall ku wax avenir nag wax équipe bu mag ndax remporté na ay coupe yu bëree bëri ba yoo xam ne bu ñu ko doon lim du ñu fi jógee coupe boo dégg rek avenir jël na ko ci si loxo Bécaye ci la ko jëlee coach su duñ la bàyyi te duñ la laaj li nga xamante ne ni sa nekkin fi ñu toll nii yow ak ñi nga xamante joueurs yooyu nga xam ne yaa leen formé ñu dem extérieur ndax li ñuy wax rek nit yenn saa yi da ngay daje ay baadoo la formé leen ba ñu mën li ñu mën léegi ñu won la ginnaaw jox la ndong dootoo wax lu ñu dégg ak yooyu noonu ndax loolu mu ngi lay dal sa diggante ak ñooñu. bon man moom samay joueur ndaka jeeg samay doom lañ macha allah lii de doomu papa nag mënoo faa wax lu dul lu rafet kese c'est ça man noonu lay dundee parce que tamit mën naa ni man li ma leen lebal bon yàlla moo ma koy fay du ñoom ñoo ma koy fay parce que ku la jox temps ba pare sacrifié wu pour nga doon dara kooku mënoo ko fay pour man bu li ñu mën rek mooy yëg-yëg mais li may dundee loolu man dama ko xaar ci suñu borom dontalee nag war nañu mën a jël seen loxo bu baax a baax di ko delloo fa ñu jóge woon parce que tey du ma wax ne ñoom ñoo ma amee dama naan tubaab bi moo ma amee puisque tey ku formé tey war nga am prime de formation tubaab bi noonu la koy defee man nag bon aw moo woon doole boobu ba mën a am licence boo xamante ni suba dañ naan fii la caaroon aw ma ko woon li ma doon mën a def daal mooy su ma amee jour bu baax ma dem teg ko si loxo yi yu baax su ma ko tegee si loxo yooyu ñooñu suñ ko yóbboo nag après bon dañuy wiiri doo gis dara par exemple am na ay joueurs yoo xam ne CNEPS lañ jaar CNEPS bi ma leen di yóbbu CNEPS ay presque mën naa ni ay junior lañ buñ duggee CNEPS directement équipe A bi lañu joué mën naa ci lim ba ay 9 joueurs yoo xam ne bi CNEPS di monté ñoom ñëpp ci équipe joué buñ boo yooyu noonu tey ñoom la tubaab bi jaay ku mel ni Ousseynou Ba mel ni Ousseynou Dabo mais bi ñu leen yóbboo tamit bi ma laajee tubaab bi ne ko ana man lan laa war a am sama formation sama prime de solidarité mu ne ma da ngay laaj waa CNEPS et pourtant man ak moom ñoo waxtaan ndax tubaab yooyu dañu am seen papa ñoom ñaar lañ ak seen papa mooy Xavier ak Paul Benichou ak Palma mooy Xavier ak Paul ak Nicolas ñu waxtaan bon man aw ma par exemple aw ma baal ma téléphone aw ma club aw ma licence mais relation bi ñu amoon man ak ñoom ñu xamal ne yow associé nga ci club bi associé nga ci SUMAT mais yàlla def bi ma ànd ak ñoom ba loolu ceex ba booy signé bon après dañ ma woon ginnaaw ñoom booy non ñoom tubaab bi ba léegi nag maa ngi leen di laaj sama xaalis man leen sama li ngeen ma waxoon ne di nga am loolu du ma deñ di leen ko laaj jotagoo ci te mënul leen a fii am dara Cees te loolu fay leen moom gëmuñu ko nag parce que tamit nit ki bu sonnee ci dara dafa am yelleef mooy yoon bon après noonu lañ demee mën nañ ko tuddee ndàmpaay ñoo ngi continuer ñoom ñu liggéey ak CNEPS mais man it maa ngi continuer di liggéey ak ñeneen mais loolu moom chaque fois dama leen koy laaj xam suñ ko lekkee tamit moom ñu ko bi ci des nag mooy joueurs yi nga xamante ni amal na ñoom affaire ñoom kenn ku nekk xam nga man lan laa la defal yow it xam nga lan nga ma war a defal parce que man aw ma lu dul sama centre de football aw ma lu dul samay xale ku ma ci fekk si jàppale nga ma ku ma ci fekk si wul tamit man dinaa continuer liggéey sama liggéey te lu ma am tamit dinaa ko def foofu parce que man loolu laa xam ndax nit ñi dañ lay soxla xale yi dañ lay soxla te man pour man xale yi laa fi war a nekkal dama leen di fii ku fi jógee keneen daa war a ñëw man soxlawu ma voyager soxlawu ma lii soxla lu ma soxla mooy jàppale xale yi pour que ëllëg yaakaar yi ñu am ci man ñu mën a demal seen bopp ñu mën ko am macha allah li nga wax am na solo macha allah gis ngeen émission bi dafa ala dawme
parce que yenn saa yi nga dalal ndaanaan yoo xam ne buñ commencé wax doo leen mën a bàyyi ndax li ñuy wax tellement dafay am sens. mais dégg nañ wala for nañ ci wewu béy ne am na benn centre boo tijji. nga tuddee ko avenir de Thiès. centre boobu bi nga koy teg bi nga koy initier. waaw avenir de Thiès maa ngi ko tukkee ci biir avenir. parce que comme avenir de Médina Fall la. te ni may liggéeyee man dama toujours damay rêver. un jour ma am sama centre de formation. ci biir loolu. ci la xalaatee. pourquoi pas. ma ibbi benn centre. ñu ko papier tudde ko avenir de Thiès. bon papier boobu xawoon na ma jafe. difficile parce que boo xoolee les moyens parfois yow yaa ngi daw ci leneen. ci biir loolu yàlla mi dara tawul. andil ma benn nit bu baax. nit ku simple. ñu koy wax Cheikh Mbengue bu équipe nationale Sénégal Cheikh Mbengue am joué latéral bu équipe nationale Sénégal. seen Cheikh Mbengue moom boo ko waxee gars yëpp xam nañ ko. Cheikh am sama benn xarit boo xam ni dama ko daan jox ay joueurs ñaari tali. souvent moom laa doon jox sama joueurs ñaari tali. sama xarit boobu ñu ngi tudd Doudou Sow boobu yàgg na ma wax ci centre bi. yàgg na ma wax ne ma centre bi foog ñu taxawal ko puisque Bécaye yow li ngay génne nii lii dañ ko war a valider centre foog ñu taxawal ko ba gis bi mu gisantee Cheikh comme ñoom ñoo nekkandoo France mu gis ko waxtaan ak moom ci centre bi yàlla def Cheikh ñëw fi ànd ak magam Matar benn ak waa Toulouse yi ñu def ñu organiser benn match ñu nag waa Kayor Foot ñu jouer match bi vraiment après ñoom ñu ne vraiment centre bi daal intéressé na leen te dinañ ci def dañ ci jàpp daal depuis boobu Cheikh teggiwul loxoom actuellement utal na ma local boo xamante ni li ma gënoon a bëgg utal na ma ko mooy fu booy di nekk di loger fa di ñëw di entraîner man maa leen di entraîner mais moom it day bàyyi léppam di jóge Dakar ñëw di ci jàpp di ma càngalaale lu bëri maanaam lu bëri loo xam ne xaw ma ko woon ci milieu professionnel actuellement su dikkee da koy montré ma koy xool su ko defee toujours loolu lépp maanaam ak jàppale la boo xam ni peut-être suñu borom moo ko def waaw suñu borom moo ko def puisque boo defee lu baax yàlla mu lay fay lu baax moo kese te bul defal kii nga ni kii moo may jox non soo defalee kii lu baax suba xaar ci yàlla moo lay indi lu baax mooy par exemple sama diggante fayam sax fayu yàlla sax yemut ak benn fay c'est ça yemut ak benn moo tax vraiment ñëw ba pare sawar di ma dimbali di ma jàppale bu baax a baax macha allah tey avenir de Thiès boobu wutal na ko kayit li ci waroon lépp def na ko. kii bi instant centre bi am na kayit. déjà am na kayit te xam naa ni ñàkkul fii ak déwén dinañ affilié commencé jouer championnat incha allah. incha allah rabbi fa laa jógee entraînement yi. waaw fa nga jógee ne incha allah rabbi. waaw léegi gis ngeen rek émission bi dafa ala daw mais sama caméraman ñu ngi may def signe ne temps bi léegi mu jeex. mais duñ ko bàyyi rek te laajuñ ko suba dafa am final boo xamante ni cadem bi moom moo ko war a jouer. muy li nga xamante ni moom mooy final régional. waaw je pense que régional la. waaw régional la naka ngay préparer match bi. bon mais match bi de préparé nañ ko ba pare xanaa kay dem rek fubali. parce que boo xoolee avenir moom. macha allah mooy toujours comme li ma wax rek génération par génération. bii mën naa ni mooy est-ce que bii du septième génération. cadet tey gis nga ñoom ñoo dem final régional ça veut dire nga xam ne liggéey bi toujours dafay continuer. macha allah. vraiment di ñaan yàlla rek mu gën ñu dëgëral. ba ñu gën a mën a continuer am leneen ci kanam daal. incha allah waaw moom incha allah. suba la waaw suba la. incha allah ci invité ñëpp. incha allah dinañ ci teew waa Global Pro dinañ teew si final boobu noonu incha allah rabi soobee yàlla. coach jamono ji Thiès ak fi mu toll ci navétane. agression yi. violence bi. bëri na Thiès fi mu toll nii. balaa ngaa tëj. violence bi ban message ngay lancer jeunesse bi parce que violence bi bëri na jamono ji. waaw jeunesse bi foog ñu wax ak ñoom. maanaam xamalaat leen jàngal leen. orienté leen. ci beneen façon budul bi ñu nekkee. parce que wax dëgg fa yàlla nawetaan léegi da nga koy seetaan. billaahi mais mu nekk loo xam ne. maanaam toog sa kër xol bu métti nga ciy jëlee sax xol bu métti kenn bëggatul sa doom dem stade jigéen ñi limatul dem stade kenn bëggatul dem stade ndax ay wax yu ñaaw ay dégâts ay agression yoo xam ni bu dëgg fa yàlla football loolu taxul mu jóg. taxul mu jóg et puis sport dafa neex dafa noble tey jii li ñu war a xëntewoo mooy kenn ku nekk nooy préparer sa équipe xam nga boo demee stade
ñooy organiser wu xool waa Casamance yi ni ñuy organiser woo bu ñuy seetaan match discipliné xam mais dañ leen a yar rek. est-ce nekkul li am Thiès jamono jii. Thiès li fi am 2021 bu dugg 2022 bii nii. est-ce daan na fi am ci année yu ginnaaw ci daaw fi am mais ñu daaw fi am sama nawetaan depuis 98 ba léegi maa ngi ci. yaa ngi ci nawetaan parce que lii moom ñoo ngi ko fi door a gis ren sax laay wax te boo deful ndànk nawetaan day dem ba ñu arrêté ko man loolu laa gis bu ñu continuer lii nawetaan dootul am wala boog bu nawetaan di am tamit gars yi dinañ ci jël matuwaay yow sévère yoo xam ni pour man te loolu dafa yoon la yoon nañu jël ay matuwaay yoo xam ni amul ay négociation. léegi dama lay dëgg foofu noonu. est-ce que sanction yi nga xamante ne moom la ñu war a jël. muy que ça soit ñi nga xam ne moom mooy suñu force de l'ordre yi. suñu commandant yi yooyu est-ce que kii ñu ngi koy jël normal ndax tey boo demee Maniang Soumaré bi ñu ko defaree léegi ay 1 an la war a def. 16 yi booy ñu ngi commencé di buddi di dam lu ne ñuy def est-ce que sanction bi ñu war a def réellement ñu ngi koy def. si waaw loolu lépp mi ngi dépendre si ODCAV bi nga xamante ni mooy organisé. parce que police moom soo ko ne indil ma ñaar mu indi la ñaar soo ko ne indil ma 10 mu indi la 10 soo ko ne indil ma benn mu indi la benn. c'est-à-dire police ñu ngi def seen rôle de comme ni ñu ko war a defee mais problème bi mooy ODCAV ñoo war a gën a organiser wu. bu ñuy organiser match wala dara ñu fexe ba indi sécurité bu doy sëkk ñu nekk ci stade bi. su ko defee ku fa def loo warul def ñu teg la ci yoon. équipe bu def loo warul def sa supporter ñu xam ne équipe bi moo def lii. ñu sanctionné la génn la ci nawetaan bi jar na ko ñu aj la génn la 10 ans say supporter dañ def ci yeneen club rek équipe ba tas su ko defee coow dootul am mais su fekkee loo def ñu bàyyi la. supporter yi ñooy gën a indi violence la ñoom la violence bi loo def ñu bàyyi la supporter da ngay xool supporter bu nekk di def ay affaires yoo xam ne leen ni lii buñ ko toppee xeex day am wala dara ñu bàyyi ko noonu mais yooyu yëpp ñoom ñoo ko war di signaler. man ren problème yi am nawetaan premier match yi laa ko gis bi ñu débuté rek laa gis ni problème day am. loolu ñëpp ñoo ko wax benn paa keroog rek dagguma la beneen paa keroog rek ngent mu ngi naan ma sama doom dootul dem nawetaan te moom da daan dem dugal ay booyam ci oto dem seetaan nawetaan tranquillement mais léegi amatul courage dem seetaan nawetaan. parce que tamit dem di seetaan nawetaan ñu toj sa bopp wala toj oto wala ñu toj sa oto wala ñu sàcc sa moto wala ñu agressé la wala gis naa ay match jeex sax ñuy jël mbedd yi di sànni mais di def affaire yoo xam ni vraiment man daal nawetaan moom man xam naa ne man ci bàyyi ko laa jëm parce que ñun bu fekkee ñun mënuñ cee am dara loo xamante ni dinañu jariñ. maanaam li gën a neex si nawetaan sax ñu ñàkk ko mooy plaisiru seetaan. plaisiru seetaan sax dañ koo ñàkk fi mu toll. amatul parce que da ngay tiit booy seetaan imaginer stade man am na match yoon du ma dem. man ren daw ma stade am na équipe yoon buy jouer du ma dem. du ma seetaan yi parce que dama naan man du ma dem stade ñu may xaaj. et pourtant ñun bu ñu demee ba bëggatuñu dem stade kan moo bëgg kenn dootul dem waa gis ngeen émission tire à sa fin émission bi ala daw na mu nekkoon seen émission le banc des coachs première émission bi nga xamante ne Global Pro moom moo ko organisé Global Pro nag ma leen di wax ne chaîne bi nga xamante ne ay professionnels ak ñoo fa nekk lépp loo fi gis rek équipe bi ñoom ñoo ko defal seen bopp muy montage muy caméra muy lépp loo gis muy son muy lumière ñëpp rek Global Pro moom moo koy def te tamit dañuy defal li nga xamante moom mooy ay logo ay générique di defal li nga xamante moom mooy ay Lacoste kon képp koo xamante ne sox nga genre yooyu noonu mun nga ñoo contacter ci 78 484 60 94 te yaakaar naa suñuy image bokkut ak image u gars yi léegi coach lan ngay tàggatoo li may tàggatoo mooy autorités yi nekk Thiès. nañ ko dimbali sport nañ ko dimbali. parce que liggéey bi dafa metti trop te sport dina tax lu bëree bëri di am si dëkk. wàññeeku. lu bëri wàññeeku agression bi wàññeeku. booy yu bëree bëri sport mën na ko defalaat. kon bu ñu gisee ñi nga xam dañuy yëngatu sport da ci sonn. yenn saa yi war nañ leen di appuyer. mais doo leen gis. ñun lépp lu ñuy def depuis may wax ak yow ba léegi lu ma def maa ko defal. yaa ko defal sa bopp. amul kenn koo xam day ñëw di ma tàllal loxo di ma jàppale ci li may liggéey te xanaa ren li ma wax ne Cheikh Mbengue mi ngi koy def amul keneen xam te loolu dafa nekk loo xam ni ñoom dañ ciy gis dañ ciy teg seen bët xam nañ ko xam nañ ma. te dégg nañ ma tax xam nañu ñun dañuy réaliser ci biir Thiès donte le du lu bari. mais ñun xam nañ ko
te ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne samay morom la ñu ngi def loolu noonu mais yooyu dañ ci war di jàpp ñaareel bi mooy ñi nga xamante ni mooy par exemple pour ñu mën a stade yu ñuy fubale wala terrain mel ni terrain Massa Ngelaw wala terrain mel ni course champ de course ak yeneen ñu taxaw ci wut ay projet jéem a taxawal loolu projet yi dafa war a feeñ dox ci sport bi loolu kese moo ñu mën a avancer loolu à part ça mooy loolu dara dem waaw jaajëf coach ñu ngi lay nuyu di la ziare waat bu baax a baax di leen di wax ne émission baa ngi noonu tàggatoo bi ñu ngi si dans les derniers réglages sama caméraman Lassana Diawara maa ngi koy sant di ko gërëm di la sant yow coach si déplacement bi ndax c'est pas facile di leen wax rek il mérite ñu jàppale ko parce que ki nga xamante ne ni day def tey xaaru ci dara li mu wax mu gën maa neex mooy day def te xaaru ci fayu kenn yàlla rek la ci yaakaar ku ko dégg ci biir waxam ak internationaux yi nga xam ne formé na lañ mu jóge ci ay loxoom bu doon keneen tey daf leen di topp tout le temps mu leen di sonal mais amaana sax mu ngi leen di dégg waaw wala déet mais ba léegi mu ngi seq ak ñoom jàmm mu tijji nag benn centre boo xamante ne mu ngi ko tuddee avenir de Thiès mu ngi nekk fii nii ci Medina Fall képp koo xam ne bëgg nga sa xale daal di mën fubal ndax coach su mi yaakaar naa ne ñi mu formé bu mu ko limee rek macha allah ay fubalkat la fi lim képp ku fa soxla rek numéro bi mun nga koo joxe képp ku fa bëgg a intégrer sa doom man moo xam naa ci kanam tuuti naa ñëw commencé fubal si incha allah waaw mais bon du ma jeexal te remercier wu ma par exemple sama joueur yi nga xamante ni tey ñoo ngi extérieur di jouer xam di ma gëstu di ma jàppale di la jàppale Khadim Coer comme ay ñu tudd Seydou Ba maa ngi déggante ñoom vraiment chaque jour ay Seydou Dabo et tout ça mooy sama boy rek ñoom vraiment tamit di encouragé fi ñu nekk di leen ñaanal yàlla tamit yàlla defal leen jàmm ay Fallou Kébé kooku sama doom la sama xarit bon ak boy yi nga xam ñoom ñëpp Issa Ndoye fàtte naa ko wax Issa Ndoye gardien de but Issa Ndoye international Issa Ndoye maa ko xam depuis xale ba léegi ma dim tool ndeysaan vraiment muy ku baax ci man di ku ndeysaan ku am yëg-yëg ci man mënuñ laa fay ba léegi en tout cas man li may wax rek ñoom samay doom lañ Ibou Touré tout ça ñoom ñëpp tey peut-être àdduna mooy dem yenn saa yi xaw a affaire bi xaw na këf mais ñoom ñëpp dañuy retourné wala incha allah parce que man ñoom amuñu ku dul man man amoo ku dul ñëw ba tax na daal maa ngi remercier ñëpp kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen di jox rendez-vous ne dinañ fi dalalaat ay yeneen i leader xam naa ne coach su moom dinañ ko seeti incha allahu rabbi ci li nga xamante ne ni moom mooy avenir ba di centre de formation ba incha allah rabbi kon ñu ngi leen di wax rek restez connectés là où vous êtes sur la scène Global Pro ñu ngi leen di jaajëfal di nuyu sama caméraman ak sama réalisateur Momo bu baax a baax ki nekkoon si présentation bi mooy Modou Diakhaté Ndiaye merci ñu ngi leen di nuyu di leen di